mbokk yi xarit yi ñu seetaan leen di jaajëfal di leen dalal jàmm fii ci seen biir télévision nationale tey nag macha allah ñuy dalal fi gan gu mat gan fa tabarakallah macha allah di sëñ Mansour Sy Djamil yàlla na ko yàlla yokk aar yokk ko dooleel mu koy jox kàddu gi nag mu nuyoo ak yéen laataa ñu ñëw suñu waxtaan bi sëñ bi nuyu nañ la. maa ngi leen fay alhamdulilah alladi bi ni'matihi wa jalalihi tatimu saalihaat wa bi fadlihi tataxaqaqu maqasid wal gaayaat bi tawfiqihi tatanazzalu xayraat wal barakaat al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi seetaan télévision bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara mu am nag mbégte ñëw si la télévision nationale mauritanienne pour def interview bi nga xam ni lu rëy la si man ndax dama am ay sant yu bare yu ma war sant dëgg la daa Mauritanie si ñëw bi ñu ñëw fii ñu yaatal ñu si jamono ju métti métti muy jamono Covid bi dëgg la damay commencé nag si njiitu réew mi Mohamed Cheikh Ghazouani bi nga xam ni moo nu permettre ñu ñëw fii temps bi nu soxla woon yëpp pour def suñu manifestation bi mu jox na dëgg la kon nag moom laay jaar sant ka l'ensemble des Mauritaniens dëgg la ak fu nu mën ci bokk di ñaan yàlla mu guddal fanam amiin fi mu bëgg yóbbu mbébétam yan naka fa yàlla yóbbu amiin di ñaan yàlla itam diggante Sénégal ak Mauritanie te lii tegtal la si jàmm rek di fa dox yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla defaral dëgg la Fatou nag ma lay sant di la gërëm si proposition émission bi dëgg la xëy na ko soo ma ko proposé woon du mu ko am donc yow mii yaa moom sant bi yow laa war sant ànd ak nag El Hadj Malick Gueye bi nga xam ne bi suñu njaboot bi ñu nekk fii yëpp moom moo nekk si bopp bi dëgg la ànd ak waykat yi ñu jógee Sénégal ànd ak itam suñu ay coloré Oustaz Ndiassé ak ñoom Moussa ñoom ñëpp ñu ngi fii di leen nuyu di leen sant dëgg di la leen wax shukran dëgg la jërëjëf waaye nag sant gi dama ko koy delloo ndax ku ne xam na ni macha allah fa tabaraka la kilifa la te amul jot diggante liggéey bi ko fi indi ak taalibe yi waaye rek fexe na ba daal di ñu ko si xaj-xajal la waaye nag baax na ci rek ñu xam tuuti kan mooy jëmm ji mu njort naa sax ñi koy seetaan ñëpp kenn umpalewu ko waaye tamit comme lu ñuy wax la répétition est pédagogique waaw kon nag dina baax rek ñu daal di xamale rek ak yéen kilifa gi di sëñ Mansour Sy Djamil mu nekk doomu soxna ñu baaxoo ko xam ci daara waaye mën naa ne moom bokk na si ñi njëkk a révolutionné loolu mu nekk doomu soxna dem ca daara ja jël la nga xamante ne ni loolu la ko baayam jox ak i maamam muy dono waaye ba mu ca jógee tamit dem fekk nit ñi ca daara ja wan leen tamit lan mooy xarañ ak xam-xam ndax bu ñu ko waxee ñëpp dañuy mànkoo ci benn baat ni intellectuel bu mag la fa tabarakallah macha allah jaar ci école yi gën a mag Afrique intellectuel Afrique yu njëkk ñëpp dañ naan Sorbonne même ñu jiite Afrique yu njëkk président africain yu njëkk yëpp Sorbonne mais yemul foofu moom Sorbonne ba mu jugee Sorbonne dem na Londres ba mu jugee Londres dem na yeneen dëkk fa tabaarkalla macha allah mu am macha allah formation bu complète nekkoon tamit fi nga xam te ni moom moo di banque islamique de développement liggéey bu baax ci wàllum investissement fii en Afrique kon mën nañ ni wàllum finance fi ñu toll nii moom macha allah am na ci xarañte bu baax. pour temps bi bañ a jeex ci présentation bi dañ ko fay yemale rek di ko laaj rek sëñ bi naka nga def ba réussir li nga xamante ni mooy li la sa maam yi bàyyee wala fi ñu la doon xaar macha allah nga mate place bi waaye tamit sa jamono raw la jàng fi nga war a jàngee évoluer nga si li nga xamante ni mën nañ ni moom mooy fi àdduna te dañoo leen li leen doon xaar yéen ngeen toog rek ca daara ja yore seeni kurus taalibe yi di ñëw mais fa tabarakallah macha allah mën nañ ni bokk nga si ñu njëkk ñi nga xamante ni fexe nga ba ñaari cat yooyu yow nga boole leen. dafa am lu nga xam ne lii mooy laytaay suñu jëf. si wàllu xam-xam. dëgg la. loolu la sëñ Moustapha jëfandikoo.
dafa dellu si alquran inni jaa'ilun fil ardi xalifa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama asmaa kullaha summa aradahum ala al-malaa'ikati fa qala anbi'uni bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin. Quand il y a eu la confrontation diggante malaayika yi ak doomu aadama waaw bi leen yàlla waxee ne waaw sujudu li aadama fa sajadu illa iblisa aba dafa am ñu bañ si malaayika iblis dafa bañ parce que xam na xëy na gis na ko si lawhul mahfuz fi nga xam ne fii fa la doomu aadama jëm waaye bi yàlla gisee loolu dafa indi xam-xam teg laaj leen lu nu xamul mu laaj doomu aadama indi donc débat boobu c'est par rapport au savoir si xam-xam la ko yàlla tranché ba pare nag ni leen inni a'lamu ma la ta'lamun waaw gis nga loolu si lañu sukkandikoo si la si Hajj Malik sukkandikoo lépp luy xam-xam si àdduna rek ñoom ittee nañ ko sama papa nag ni ma nag ñi ngay nekk seen kanam ëllëg su fekkee ni da nga bëgg sukkandikoo si wolof kese kese wala si arab kese kese toog ñoom seen jamono yeneen làkk la dëgg la il faut nga dem jàngi ka fan laa ko jàngee Ndar waaw Ndar fa la école yi nekkoon les plus grandes écoles les premières écoles foofu la nekkoon ñu yóbbu ma sama papa sama yaay doomu Ndar la donc ma juddoo foofu màggee foofu ñu ni ma ñu yóbbu ma dans les grandes écoles moo xam ne fa la Abdou Diouf jànge muy école Birère de Lille ak le lycée Faidherbe ñoo jógee école Birère de Lille lycée Faidherbe laa dem Abdou Diouf bi ñu jógee école Birère de Lille lycée Faidherbe la ñoom donc j'ai connu ce parcours là du point de vue des écoles coraniques kër sëñ Mamour Ndiaye laa jàngee sëñ Mamour Ndiaye kan moo ko jur Cheikh Ndiaye Mabé Cheikh Ndiaye Mabé këram le Seydi Hadji Malick jëkk lalee manaanu wasifa noo ma jàngal samay rak jàngal xalifa bii tey ay surtout Amadou Ndiaye Mabé ñoo ko jaay xalifa bii tey Maodo si taawu sëñ sama Abdou ñoom Cheikh Tidiane si taawu sëñ Mansour moom daara ji donc on a été à bonne école macha allah dans une école reconnue képp ku nga xam ne kii da nga bëgg ñu former la ñu tàggat la si wàllu diine da nga koy yóbbu y avait les Mbacké y avait la xadriya ñoom ñëpp amoon seen njaboot sëñ bi def naan na ngeen jël seen sant ngeen bàyyi ko si buntu bi te fii su ngeen ñëwee rek na ngeen jàng alxuraan nekk ay taalibe sëñ bi nag dafa nekkoon un prisonnier de guerre il a fait la guerre 39-45 il est revenu avec des méthodes allemandes vraiment c'était très 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 dur mu teg na si yoon mais li nga xam ne mooy sa qualité misaan bu gën am solo man ñooñu ñëpp man rek maa si demoon école mais daf ma encouragé ni ma n'a pas le droit d'échouer parce que sa papa am na fitu jël la dugal la école c'est échoué beneen doomu sëriñ wala beneen sëriñ dootul dugal doomam école dëgg la tu as le droit à la réussite encouragé ma nag ba ma mën def tout le circuit après le lycée bon j'ai été à l'extérieur avec toujours ce même souci de l'excellence intellectuelle qui dérive d'où fan la jógee inni jaa'ilun fil ardi xalifa ataj'alu fiha man yufsidu fiha xaalu foofu la jógee ñu yàlla nag ak ñaanu mag ñi parce que suñu dee seet sama jaar-jaar yëpp damay xam ni du sama coobare rek am na ñaan bu jiitu parce que am na lu bare lu nga xam ne dugg naa si génn si su fekkee ne woon ni ñaan jidewuma xëy na danaa si des kon nag mag ñi intérêt renseignement Moustapha gis-gis bi mu amoon gis-gisu ëllëg xam ni ëllëg beneen type de savoir moom la war a am mu yóbbu ma foofu nag ni ma nag tu n'as pas le droit d'échouer mais je dois dire une chose importante bi ma jógee dugg école di dox si mbeddu Ndar yi doomu Ndar yi lu ma doon wax ay adduna de yàqu na surtout El Hadji Malick si école yu nasaraan yi dem naan jooy su ma ñëwee wax ko sama papa ni ma nanu yónni yàgg ba xam lu mu ñuy indi te ñooñu nga xam ni seen maam ñoo ma doon wax loolu léegi sët yëpp ngi si école yi dëgg la kon il a eu une avance amoon na gis-gisu ëllëg bi nga xam ne bi moo tax mu teel nu si dugal nag n'avez pas le droit d'échouer et
effectivement, là, on va ici. Après, on a été à Londres, on a été à Paris, on a été à Allemagne, dem nañu fu nekk. Donc, on a pu avoir l'expérience qui nous a permis, dans le domaine professionnel, de mettre l'accent sur cette excellence-là. macha allah mais mën nañu exception bi di loolu kese parce que gis nañu tamit am na beneen domaine boo xam te ni dañ fa génne woon doomu soxna yi muy domaine tamit politique école lañ leen njëkk a génnee xëy na sax amaana loolu c'était pour génne leen tamit ci wàllum politique yi ak instance de décision yi mais ak sa Pastef fexe nga ba tey jii fu ñuy nasee di fa noccee ca dëkk ba nga bokk di Sénégal mu yaa nga fa aussi. yomboon na aussi bi ngay jël yoon boobu yomboon na. yoon boobu yomboon na yombul parce que damay wax ni j'ai une triple légitimité, la congruence et la confluence de 3 légitimités. La première légitimité, on en a parlé. mooy njàng bi mais en tant que surtout si Hadj Malick ak responsabilité bi nga xam ni am nga ko si ëllëg. beneen bi mooy la congruence en tant que acteur de développement. dama pare sama jàng rek la banque islamique de développement yóbbu mooy c'est-à-dire l'institution la plus prestigieuse du monde musulman. J'ai eu la chance de servir là-bas et j'ai été guidé dans cela par un excellent Sénégalais qui s'appelle Ousmane Seck. si wàllu finance moom moo ma tabax wàllu projet yi moom moo ma tabax gis nga keroog bi nga wax ni affaire projet bii ngeen di def affaire zawiya bi da ngeen koy def en tant que projet appliquer les normes d'un projet qui réussit. foofu fan laa ko jëlee itam yàlla defal ma sutura. ma nekkoon benn position bu nga xam ne bii on a voyagé dans tous les pays du monde. Dans tous les pays musulmans, d'abord les 53 pays membres de la Banque islamique yëpp dem nañ fa. daf ma jox une formation bu nga xam ne bii mën naa wax ni tey en tant que marabout. xam naa li xew ci àdduna bi. macha allah kon nag ñu mën la duppee rek donc avec modestie le marabout intellectuel ou bien le marabout le plus intellectuel. Non, je ne l'accepte pas. Il faut El Hadj Malick était un marabout. Est-ce que El Hadj Malick était intellectuel ou pas? Si. Sëñ Touba était un marabout. waaw est-ce que Sëñ Touba était un intellectuel ou pas? waaw mais ci seen époque ak suñu époque ñun xam nga ñun ni ñuy déggee intellectuel. mooy ku jàng tubaab. exactement ku jàng tubaab ku tukki ku xam nga mais malheureusement non aliénation boobu loolu la ñuy tuddee intellectuel. moo tax man ma koy refuser. d'accord parce que je me suis rendu compte que El Hadj Malick li mu bind. Sëñ Touba bind ko. ñoom Senghor ak ñoom Cheikh Anta Diop ak yooyu. duñ ko mës a bind su fekkee ni bind nañu. nga teg lu nu bind. nga teg li El Hadj Malick bind. El Hadj Malick moo leen raw. duñ ko mës a bind sax. Sëñ Touba moo leen raw. te ñoom ñëpp c'est une activité intellectuelle la production intellectuelle de El Hadj Malick dans Xilaas Zahab ak yooyu yëpp. c'est intellectuel. bien sûr. te loolu mën nu ko rejeter moo tax à chaque fois kon le marabout intellectuel mën nañ déedéet. am na ñu ma jiitu nekkoon intellectuel. waaw man je suis moins intellectuel que. waaw c'est vrai xam nga El Hadj Malick même bu fekkee ni Sénégal la bàyyeekoo mën naa ni moom il est universel. waaw wala bu doon am na deuxième nationalité bu ñu koy jox day nekk la nationalité mauritanienne. waaw ma bëgg nag nga ñëw ak man rek si li nga xamante ni El Hadj Malick rôle bu mu joué ci diggante Sénégal ak Mauritanie mun nañ ko nemee sax xëy na diplomate bi diggante ñaari réew yi. diplomatie religieuse. exactement boo xamante ni nii mën nañu moom joué na ci rôle bu baree bari. waaw. xam nga sama si Hadj Malick radiyallahu taala anhu bi nga xamee ni nijaayam Alpha Mayoro jox na ko weer bi. waa ahlu Yaqub dañu ñoo gane si sa maam Alpha Mayoro. Seydi Hadj Malick gunge leen ba Dagana. bi mu leen gungee ba Dagana mu delluwaat booba temps góor gi sama El Hadj Omar. El Hadj Omar Fouti. moo jox maam Alpha Mayoro ni que xale bii te yaayam defal ma teraanga bii. si sérieux parce que maam Fawade Wela mu jox ko ay indication à tel âge na nga ko jox wér na nga ko jox jaay na nga ko jox donc sa maam Alpha Mayoro ko jox
waaye bi nga xamee ne ahlu yaqub ñëw nañu sa maam si Hajj Maalik daf leen gunge ba Dagana ba pare nag delluwaat seet sama alfaama yow sama ñaan ka ndigal ni que ñii kat am naa si moom joxeel ba nga xam ne ahlu yaqub il faut ma dem gane ji leen ci gànnaar ah gañe leen ci gànnaar si gànnaar sa maam si Hajj sa maam alfaama yow jox ko ndigal mu dem nag waaye bi muy ñëw ni mu leen nuyoo rek prenez la dimension intellectuelle yaa ahlal yaqub waaw way woowu mu woy waaw naazilun bikum neen yéen waa ahlul yaqub man mi wàcc si yéen dama wàcc si yéen parce que dama xaw jaaxle damay soxla xufraanan bu jógee si yàlla yàlla jéggal ma te aw ma feneen fu ma jëm fu dul si yéen yaa ahlal yaqub haza naazilun bikum dafa dama ñëw man Alaaji Maalik wàcc si leen te li nga xam ne moo ma indi rek mooy ku nga xam ne kii dafay wut si xufraan ba pare nag kuumu mustaxiisiina na ngeen taxaw yéen ñëpp pour sauver ku nga xam ne kii mi ngi bëgg lakk si bàkkaar non seulement mi ngi bëgg lakk waaye mi ngi bëgg diig si géej kon nag ñëw leen ngeen sauver ko loolu la leen nuyoo toog fa 27 jours wala 25 jours wala waaye di bàyyi na wala 27 jours daal di dellu bi nga xamee ne Ali Yaqub Mouhamed Ali Yaqub génn na àdduna mu def si moom benn marsiya benn élégie bu nga xam ne bii daf doon wax ay ngëneelam ay élégie bu doy waar soo gisee si Hajj Maalik ni muy gottee boppam c'est-à-dire que ñoom dañu am benn mise bu nekk si ñoom foo leen féete rek ñu reconnaître que ni féete mu ni layta shi'ri yaa layta shi'ri wa haazaa daaru ahzaani daaru tafarruqi ahbaabi wa axdaani Muhammadul aali ala Allahu rutbatahu يوم التنادي سقيا خير حيضاني Mouhamed Ali ñii ndeysaan Cheikh Mouhamed Ali dafa wuy ji boroomam Seydi Hajj Maalik def marsiya bi si moom mi ngi koy ñaanal naan yal na yàlla yëkkati darajaam yow ma tanaadi bés bu nga xamee ni bésu penc ma la su ñëpp teewee Mouhamed Ali yal na ko yàlla yëkkati sa kaw ko nàndal ko si benn malka boo xam ne bii du ko nàndal keneen ba pare nag wax nag ni aka neexoon ma xam ni àdduna bii ñuy dund àdduna njàqare la àdduna la bu nga xam ne bii daaru tafarruq xarit yi ak soppe yi bés dana ñëw ñoom ñëpp ñu teqali ko kii jaar fii kii jaar ne waaw mu indi nag xasida bi dafa doy waar ndax yi mu wax si biir mu ni est-ce que danaa am baakaar si tagg bi nga xam ni maa ngi koy tagg Mouhamed ndax lépp lu ma wax si moom da koy méditer lépp lu ma wax si moom da koy yelloo Sénégal ak Mauritanie mu am yu jëf yu nga xam ni kenn mënu ko sax fàttali ko wala di ko nette maa ngi nekk Arabie Saoudite mu naqadi nu noonu parce que ñun dañu jaxasoo woon nag Mauritanien yi am na benn góor bu naan Abdallah Ben Beya bu sopp si Hajj Maalik man nekk naa à la Banque islamique de développement di fa travailler pendant 18 ans président banque bi xamul maay kan xamul ban famille lay jógee damay ñëw rek sur la base d'un concours ñu ni poste bi c'est vacant ma ñëw def sama concours administratif mais bi Sénégal ak Mauritanie jotee nag le roi Fahd si boppam ni il faut que ñu def dara mu jox leen avion pour que ñu wut benn pays bu nga xam ne bi daan fa mën daje pour waxtaan Abdallah Ben Beya Cheikh Abdallah Ben Beya moo wax ni su ngeen bëggee solution jaaree leen ko si këru diine yi ñu convoqué benn réunion bu nga xam ne bii këru diine yëpp
Mauritanie comme Sénégal ñu daje Guinée man mii maa préparé réunion boobu. dañ ma expédier. mu nekk fa pendant 3 jours. ba taxawal réunion bi ñoom ñëpp ñu ñëw. Ñaseen yi ñëw. famille mauritanienne yi ñëw. waa Touba yi ñëw. sam baay Abdou Aziz Al Amin ñëw. ñoom Braham Diop ñëw. ñoom Moussa Cissé ñëw. ñëpp ñëw même Iba Der Thiam ñëw. Khalifa Niass ak Lamine Niass ñoom ñoo wax waxu bu rëy bi ni maa ngi bëgg jaaxle. sama baay Sénégal la sama yaay naar la. ndeysaan. c'est sama ñaari cousin yi ñooy reyante si mbedd bi. ñu def fa réunion bu am solo bés boobu le discours de Abdallah Ben Beye yombul de. man maa ko traduire du français vers de l'arabe vers le français. beneen discours bi ñoom Ousmane Seck ak yooyu defoon. y avait Mohamed Ali yaa Omar Nassir. Mansour Bould Fatan. waa Wuld Ali fa la jógee moo ko traduit du français. mais bi ñuy dem. pour wax leen rek ni. ñu ngi dugg si benn. du 4x4 mais nu ñu koy waxee familial yooyu 7 places yi. 7 places. ah 7 places yi. le roi Fahd moo joxoon avion bi ñu defee suñu conférence bay ñibbi. 7 places boobu la doon y avait Mohamed Ali président de la BID y avait Oumar Nassif secrétaire général pas de l'OCI de la Rabita Alam Islami. Y avait Abdallah Beya. qui était professeur à Oumoul Qoura University avec d'autres professeurs. xam nga lan la Mohamed Ali wax ak Oumar Nassif. dañu ma Mansour fu ngeen jàngee arabe. que Mauritanien di làkk arabe comme ni ñu koy làkkee. ñun yéemuñu. waaye que Sénégalais yi arabe bu rafet bu leer bu neex bii nga xam ni moom ngeen fi làkk. fu ngeen ko jëlee. xam ko kan moo ko tontu. Abdallah Ben Beya. ni que kii moom dama xam maamam. kii maamam mooy Alaaji Maalik. bàyyi si Sénégal benn manhaj bu nga xam ne bii ñi si jaar ñëpp. am nañu te makkun bii nga xam ni moom ñi fi doon wax parce que ñen ñoo fa nekkoon ñoom Moussa Cissé ñu nga fa woon ñoom Barham Diop. sama baay Abdoul Aziz. Abdoul Aziz Al Amin. mu nga fa woon ñoom Khalifa Niass ñoom Seyd Lamine. ak ñeneen ak waa Touba yi ak nu mu tudd Khadim Mbacké. ñoom ñëpp fa daje woon nag impressionné. la délégation bi nga xam ni moo jóge woon Arabie Saoudite. ba ni kii fan la mën jaar. moo tax ma ni tey. góor gi Wuld Beya. bi mu mettee. moom moo am mubaadara boobu moo am initiative boobu. ni solution am na ñu ne ko fan la solution mu ni si kër diine yi. ñu dem convoquer toutes les familles religieuses mauritaniennes comme sénégalaises ñu daje Guinée. bés boobu man mii maa organisé réunion boobu. kon tey dem naan danaa ko bind wax ko. ni que li nga defoon il y a une vingtaine d'années. ren nga si gën yeey. ñiy tabax jàkk boo xam ne bii. day wane liggéeyu Seydi Hadji Malick et au-delà de Seydi Hadji Malick day wane liggéey boo xam ne bii si xam-xam la sukkandiku. kon ni nga taxawoo dem. ba liggéey loolu nga liggéey tey nga war gën taxaw ba zawiya Seydi Hadji Malick bi ñu fexe. ba nu pare ko suñ ko paree itam li koy laytaay mooy lan mooy xam-xam. parce que lépp lu Seydi Hadji Malick yi def. xam-xam boo koy laytaay. waaw ñu ngi may signaler suñu waxtu daanaka mi ngi bëgg a jeex. ne dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo ñu yëkkati jotaay bi xam naa rek incha allah ba beneen ñu seq yeneen jotaay xam naa bu fi ñëwaatee man maa lay gunge ñu dem seeti Wuld Beya loolu moom xam naa ne ngeen fàttaliku jamono yooyu. waaw daan ko fàttaliku incha allah li ma bëggoon wax rek. mooy que ni ñu ngi sant bu baax le président de la République. gis nga événement bi am ba ci dem ci Laylatul Qadr. événement bu am solo la. dëgg la. te day gën bare doole rek. daanu fexe ba képp ku nga xam ne kii loolu itteel na la. Laylatul Qadr. ni ko yàlla nëbbee. bés boobu di bésu région bi yëpp du rek fii rek Nouakchott région bi yëpp. ñëpp ñëw. suñu ñëwee yàlla fexe mu nekk événement bu rëy rëy rëy. waaw ñun loolu rek la ñuy ñaan. ñaanal nag président bi. ñaanal ko si
sama ñaanu maam xalifa boobu mu defoon rek xurufu salaatu fatihi ma nettali ko sama maam si Hajj Malick dafa bind xurufu salaatu fatihi sëñ Babacar jógee Ndar bi mu ñëwee sama maam si Hajj Malick fekk joxoon na ko beneen waaye pour mu toppal ko mu ma toppal ko mu ni ko demal seeti diw mi yore sama xurufu salaatu fatiha bind naa ko dama bëgg nga xool ko yow tam bi mu ñëwee laaj ko waa ji ni ko maa bañ sa papa man la ko jox pourquoi ma la koy jox sëñ Babacar mu xaw ko vexé tuuti mu tëju si guddi gi bind poème am ñëw fekk waa ji mu toog mu ni ko boolekaat bi nga yore macha allah bu doy waar groupe bu nga xam ne bi ñun suñu kër mooy laytaayu lépp macha allah lépp lu ñuy def si foofu lañ koy def يدعوك من يرتب الحروف من صلاة فاتح دعاءه قمين يدعوك من يرتب الحروف حروف من صلاة فاتح دعاءه قمين معتمدا بعونك كريم وتم قصده بذا المنظوم معتمدا بعونك الكريم وتم قصده بذا المنظوم صل على سيد ذي المعراج سلم على ذي الشرع والمنهاج صل على سيد ذي المعراج سلم على ذي الشرع والمنهاج وآله وصحبه المنتقبين الراكعين الساجدين المهتدين waaw loolu laa bëggoon que ñu sukkandikoo si xuruf boobu ak tur yàlla yi si góor gi laa bëgg ñaanal président bi yàlla yàggal ko fi amiin ñi am ay foros yu mel nii occasion yu mel nii suñ fi ñëwee rek xam ni dañu ñëw jóge wuñu Sénégal dugg Mauritanie dañu jóge Sénégal dugg Sénégal dëgg la dem Sénégal dañu jóge Mauritanie dugg Mauritanie dëgg la dëgg la yàlla yàlla def loolu te ñii nga xam ni ñoo fi toog muy Sénégal yi fi nekk li ma bëgg mooy que jàkk ji mu am ownership ownership bi c'est pas des gens qui sont à l'extérieur ñëw di ko tabax mais ñi ko war tabax mooy Mauritanien yi mooy Sénégalais yi am Sénégal yi dégg d'origine mauritanienne pour que ownership c'est-à-dire l'appropriation soit une appropriation mauritanienne à 100%. Pas des gens qui sont à l'extérieur ñëw di ko financer waaye ñoom ñuy ñuqi si seen xaalisu bopp ba tabax jàkk ju nga xam ne bii bu mucc ayib la ma bëggoon itam ñu wax tuuti rek si Cheikh Seyd Mouhamed Moustapha bi nga xam ne bi mooy sama waajur wax yart bëggoon naa am na benn way bu neex bu nga xam ne bi xale yi moom la ñu way moom la ñu fent ma bëggoon rek suñu wayee xuruf bi ba pare ñu teg ko ca ñu teg ko so wallaay pour que ñu xam ñan ñoo ñu meññ dëgg la Cheikh Seyd Mouhamed Moustapha xel mi ko yàlla may ba am gis-gisu ëllëg ni sama doom yi naa leen bàyyi si daara ji parce que ay nitu daara lañu jubbu bi leen fal duñ ko wat mukk te ànd bi nga xam ne bi moom la si xaaj maa ngi toogoon suñ Babacar ak ay rakam toogoon man al suñ Moustapha si laa toog damay fexe ëllëg ba sama ay doom yi toog si di la sant Ndeye Fatou dëgg la di sant jërëjëf si la télévision mauritanienne jërëjëf si di essayer d'envisager ce genre d'émission qui yi nga xam ne day fexe ba diggante Mauritanie ak Sénégal jërëjëf si nekk diggante bu la taxawante yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw di ko sant bu baax di ko gërëm di wax rek ni macha allah tant que ñi ngi am ñu mel ne ñoom rek ci diggante ñaari réew yi mën nañ ni jàmm rek incha allah lañ fiy dégg ndaxte moom yaakaar naa ni Mauritaniens yi dañ ko def ci seen xol fi nga xamante ni du ñu nangu mukk ni Sénégal la wala Sénégal moo leen ci ëppale kon nag ñu nekk ñoo xamante nii rek dañuy nekk di dalal ñaari réew mi ñoom ñëpp famille religieuse yi nekk foofu yëpp boo nee si soo nee Mbàkke boo nee Ñas ñoom ñëpp boo ñëwee fii fekk fi seen ay empreinte ñu ñaan yàlla nag loolu sax ndaxte loolu lu baax la
ci ñaari réew ñëpp di ko jaajëfal di ko gërëm yéen ñu doon seetaan ñu leen di jox dig daje rek ba beneen yoon incha allah. diggu Seydi baa nga faas sang baa nga faas def leen ni sang baa nga faas bilaay sang baa nga ana soppey Seydil Jamil sang baa bu ngeen ma defee ni ma wayal leen ko bilaay sang baa nga faas bés ban koy tuddee Moustapha sang la ban koy tuddee Moustapha sang baa nga faas tey ma wax leen lan moo xewoon bilaay sang baa nga kurusu maam Maodo la Jamil teye bilaay sang baa lonku ci baaraam ba mu dëgër lool bilaay sang baa maam Maodo teye Seydi Jamil teye bilaay sang baa cala maamam Malick Sall naan bilaay sang baa nga Maodo jox ko lii mu lay laaj bilaay loxo ca kaw Maodo jox ko lii mu lay laaj bilaay sang baa nga bisu keroog la yor werdu Cheikh bilaay sang baa waaye ne leen eskay Seydil Jamil eskay Seydil Jamil wo ammat mazaayahu abal darat خليفان عمت مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه واي بل دارت زواياه في كل قطر وهنا شهرته لأن عمت مزاياه بل دارت زواياه خليفان عمت مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه واي بل دارت زواياه حاسا عبيدك واو عند الباب كن 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 وليس يعلم وإلا أنت شور سمامني هذا هذا عبيدك عند الباب كن 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 نن وليس يعلم إلا أنت من حاه ثم الصلاة وتسليم خليفة نيان السيد جميل آمين حقا ما تحيا سور سماني ثم الصلاة تسليم الخليفة غينيان